Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver comme tous les jours lundi ba jeudi ñu ñëw yaatal ma ànd ak mairie ñu ñëw waxtaane li xew ci biir internet bi internet dafa xew moo tax télévision Futurs Médias proposé leen émission spéciale boo xam ne tous les jours lay am lii xew ci biir internet bi bari na waaye ñun dañ ciy segg yenn yi nga xam ne ñu gis ni moo gën a fës mais toujours ci lu baax mbirum fake news yi dañ ciy wax loo xamante ne ay xibaar la yu ñuy fësal ci internet te baaxul nan ngeen di def ba mën a vérifier yenn information yi baaxoo nañ di leen ko won di leen ko expliquer mbirum téléphone portable mairie chaque jour léegi mu jaxase kër yi démb am na ku ma woon ne ma mairie mii kat na ngeen ko teel a arrêté ndaxte mi ngi yàq suñu kër yi ma ne ko pourtant sax loolu taxu ñoo jóg ñun li ñu tax a jóg mooy defar. xanaa jaxase naa la waaye xaw nga ma maa ngi nuyu téléspectateurs yi di nuyu suñu suñu internautes yi nga xamante ne ñoom ñoo safu di ñu seetaan à chaque fois bu heure bi jotee maanaam 13h30 ñoo xam seen bureau la comme d'habitude ni ma koy waxee wala seen biir kër jàkkaarloo seen boolu ceeb ak ñun ñu wax leen lépp li xew ci biir internet bi encore une fois nag Njaay mii ngeen di déglu bu leen ko déglu parce que kii instant yi daf ma bëgg a jaxase. li may wax lu am la man jaxasewu ma benn kër dañuy ñëw joxe ay astuces pour ñi nga xamante ne dañu am seen i doom seen i adolescents. yoo xamante ne dañuy bëgg di xam fa la ñuy nekk parce que la sécurité des enfants est prioritaire. waaye t'inquiète man maa ngi fi bu mairie waxee ba pare bu leen fàtte ni man mii dinaa ñëw gën leen leeral li mu jàng la ñu jàng li mu xam la ñu xam macha allah yàlla def na loolu léegi li mu def ba xam yenn affaires yi ñun tamit dinaa ko def ba li mu teg rek ñu tegg ko ci kanam dinañ ci ñëw waaye démb tamit indi nañ fi kii kan la bu saf quoi boo xam ne gis naa ni démb yaa ngi ma wax taximan bi nga dugg démb voilà kii ñu ci bari dama gis ni ñëpp a juum lii mi ngi fi doog am ah. waaw lii moom mi ngi fi doog am xam nga yow d'habitude da ngay bëgg internet yi di juum. man nag ton vœu a été exaucé. parce que démb bi may ñibbi dama taximan bi ma jël mi ngi may naan yéen seen kii kan lay dafa yomb trop dañ koy xam dañ koy teel a xàmmee ma ne ko sëñ bi ñu teg tey est-ce que xam nga ko mu ne ma non dinaa seet donc mi ngi continuer di seet ba léegi. ba léegi moom lii la yenn saa yi foog mu saf su ko defee nit ñi mën a def ay recherche. gis naa ci ñu ne ay président Wade gis naa ko ci président Abdou Diouf xam naa dañu bëgg a doon def corrélation démb li ñu doon waxtaanee ñoom président Abdou Diouf ak yooyu yaakaar ne ñun ñii daal dañoo jël ñëw rek def nii. kii nag continuer leen lii rek pour montrer que ni démb ba tey gis nañu ni gars yi ñi ko trouvé bariwul. waaye nee naa la démb bi ñuy wàcc sama yaay trouvé na. waaw kon dañ ko yóbbu ci jili loolu nga bëgg. ñu yóbbu ko ci jili non mais duñ dem ci jili bàyyi nga jëndal téléphone portable nga jox leen. non pas man sama mère moo am problème. ndax mu dem mais il faut ñu gagné loo benn mère. waaw loolu kay d'accord naa ci mais dama ni mère nañ ko wutal téléphone ñun ñii. yow xaw ma sax nag jili téléphone lay joxe ou pas ci kanam dinañ ci ñëw ak ki ñu tànnoon cëwri waaw cëwri man bëgguma wax moo gagné mais ki ñu tànnoon ki ñu choisir loolu quoi pour mu dem ci jili photo wu na envoyé ñun tamit dinañ partager image yi te loolu nekk na lu am solo jaajëf continuer leen di commentaire kii kan la dafa am solo parce que gis naa ni gars yi daal ni ñuy aay lu yëpp bii moom bokk ci te kii dafa am lu rëy lu mu def fii Sénégal surtout ci figure la waaw du ma joxe benn indice mais jusqu'à présent daal continuer leen di commenter te loolu am na solo jaajëfal nañ leen encore une fois yéen internautes yi jaajëfal leen yéen téléspectateurs yi mi ngeen ko hashtag bi sunu net la muy Facebook Twitter wala Instagram chaîne bi YouTube la chaîne YouTube bu télévision Futurs Médias boo leen demee YouTube def TFM di ngeen ñu gis en live wala bu émission bi jeexee ñëpp di continuer di ko suivre gis naa ni démb bu émission bi jeexee ñëpp a dem ci YouTube bi di ñu suivre surtout di replay li nga doon wax démb nag damay tooñ rek mais li nga doon wax c'est tellement intéressant et important ci mbirum téléphone portable yi sécurité 100% amul ci téléphone portable sécurité 100% amul ci internet chaque jour ñu wax leen ko te loolu baax na di ko fàttali waaw loolu baax na di ko fàttali parce qu'il faut pas oublier que derrière tout ça l'intérêt c'est que ngeen gën a def attention ñi nga xamante ne ñoo yor seeni téléphone ndax léegi téléphone dafa mel ni seconde peau doo dem fenn te doo ko yor donc dafay baax aussi comme lu bëri mi ngi ci moo xam li ngay liggéeyee moo xam say photo moo xam say contact personnel ak yooyu nga daal di ci gën a farlu gën a jublu si ndax tamit am na ay jumtuwaay yoo xamante ne ni moom lañ ñu fi tegal pour mën a protéger ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu doom yi wala pour protéger ñi nga xamante ne ñooy suñu entourage via le téléphone ndax léegi moom dëkk bi dafa doy waar yéen a ko gën a xam moo tax man du ma aali sama téléphone seetloo yow bu may àbb sama téléphone du ma la wax nii rek laa lay def waaw moom wala ma ne la xaaral ma envoyé la waaw moom noonu lay def kenn du laal sama téléphone man kese noonu la même man mi sax sécurité waaw yooyu dafa téléphone bokk ci sécurité personnel la waaw yow daal yoro sa téléphone bu ko abalee ay abal ma woo il suffit d'une seule minute surtout sa genre gi yow da ngeen doy waar te benn affaire rek mën nga lijjanti moo tax waaye léegi yow aaluma kenn sama téléphone foofu rek nga jàdd rek ba sànni ma xeer oui dafa baax bu leen aale kenn téléphone sécurité bu mu waddee ni ngeen ko mais dee leen sécuriser def seen code def seen ay affaire yoo xamante ni dina sécuriser
waaw mais xam naa ni toujours di nga gis nga. waaw noppi maa ngi wax code pour sécuriser un peu waaw. téléspectateurs yi internet yi ñu xam ni ñu ngi en sécurité un peu noppi naa. mais yow yaa ngi jaaraat feneen pour wan leen ne sécurité 100% amul. mais dem bi ma wàccee yi message ma jot. dinañ ci ñëw min nañu hashtag bi min ngeen réseaux sociaux yi actuellement nii ñëpp a ngi ñuy seetaan dem gis naa ko di bind benn message bu daw yaram ne ma da ndeysaan boo leen commencé damay bàyyi lépp lu may def ñëw toog leen seetaan di wane ni émission bi am na solo di jaajëfal mag ñi ndaw ñi wax nañu leen ñun ñu ngi ci génération yëpp transversal am na solo mais tax dama gis benn image bu ñu internet bi envoyé mais man maa ci teg question bi moom dafa envoyé photo bi rek yow nga teg ci question léegi yow boo xëyoon suba banque lool ci jamono jii waaw période yi ñu ne xam naa dëgg banque question intéresse waaw banque naa trop. nga xëy suba dajeeg lii donte yaa ngi ak sa kuru sax ci fajar gi noonu di wér de donte li ñu koy def bariwul nga xëy rek dajeeg lii nooy def noo fas yéene def da ngay delloo téye xaar borom wala ci période yi nag laa wax banque nga ba yàqu. nii dinaa jël enveloppe bi xool. kii enveloppe portefeuille bi kon xàmmeetu xam nga banque baaxul. banque dootoo xam ba xam na kalpe la. wala damay jël portefeuille bi léegi su bu dee endroit bu désert la. xam nga du am policier du am dara kan nga koy jox dañ ciy saraxe li si des nga yóbbu. sa buntu kër laa la wax. sama buntu kër dafay fekk na wërsëg bu ñëw bu doj ba dajeeg yow la. ay mais doo ko téye sax am ku lu ñëw ne la romb ne la jaar. non déedéet boo ko jëlee wala da nga koy téye 2 jours une semaine xool ndax amul kenn ku ko laajte wala nga dem si oustaz laajte waaye daal. maa ngi xaarat internet yi ñuy wax ne bu ñuy xëyeen suba yem ci lii ci période yi nan la ñuy def dañuy xaar li diine wax xaar ku laajte. waaw wala dem jox ko oustaz bi jaar procédure boobu sinon. jox ko oustaz nan la ñu war a def non am na benn procédure boo xam ne nga war a dem sax ba ci imam je pense moom ko gisul nga jox ko pour bu au cas où moom tamit bu déggee kenn denc ko rek day dalal xel. nan ngeen di def envoyé leen ñu message benn internet moo ñu envoyé photo boobu surtout ci période yi nga xamante ni gars yi banque nañu xaalis amul yombul nga xëy rek dajeeg lii bu leen def dara tey leen ngeen def li leen seen diine santaane maa ngi xaar commentaire yi ci suñu page Facebook bu télévision Futurs Médias déggal gars yi ci ginnaaw ku nekk ngi naan gi app di day jël gars yi ragal leen yàlla ragal leen yàlla mais di wane ni voilà parfois yëf yi àddina la quoi. man nag très franchement nag lii moom bu ma daloon. dinaa ko jël ma ñëw ma may la ci. comme ça li ñuy yàlla bu ma xam loolu may bu fekkee xaw ma li nga maye xaw ma li nga maye da nga jékki-jékki rek may ma. ma ñëw ne la ñaay am. waaw boobaa moom dinaa jël. aw ma bàkkaar ñoo koy bokk nag. am na solo mais actualité tamit bari na ci réseaux sociaux yi surtout ci internet bi démb am na benn internet bu ñu doon rappelé waat lakk gi amoon Touba gis nañu image yi yu xewoon fële ca marché Ocass ca Touba mu nekk marché bu nga xamante ni bari nañu fay daane doole bari nañu fay liggéey fële ci Touba mu nekk lakk gu doy waar goo xamante ni gis nañ ni bari na lu ëpp 8 cantines yoo xamante ni ñoo ci lakk xaalis bu bari ñu ñàkk ko fa gannaaw ba ñu ngi déggaat beneen lakk ca beneen marché mais ci côté Touba gi moom muy Mbacké. waaw ñu ngi ñuy yëgal sax que ne au total après bi ñu defee seen xayma bi lu mat 13 centres commerciaux yoo xamante ne moom moo daal di lakk ci boobule incendie donc ki ko wax nag ki ñu ko xamal mu di góor gi mbay donc moom mi ngi daal di fësal loolu ñuy posé wu la question aussi de savoir Ndiaye sécurité bi au niveau des marchés parce que ce n'est pas le premier marché boo xamante ne mi ngi lakk fii nii Dakar amoon nañ fi marché boo xamante ne dafa lakk en plus nee nañu li tax lakk bi gën a yokk c'est que sapeurs-pompiers yi ils sont arrivés 20 minutes après te lu tax ñu arrivé en retard noonu 20 minutes après c'est parce que dañu amoon ay problème pour accès si biir marché bi donc accessibilité marché bi ça a posé un problème looloo tax sapeurs-pompiers yi daal di arrivé en retard donc lii tamit dafay baax ñu si taxaw def seetlu xam naka la ñu mën a organiser waatee pour prendre des mesures sécuritaires parce que ñun on est toujours dans l'action après et pas avant donc ay marché yu mel nii wala lieu public yoo xamante ne c'est fréquenté il faut que ñu jël ay mesures sécuritaires yoo xamante ne nii dinañu mën a prévenir en cas d'incendie comme lakk marché Ocass. baax na mi ngi noonu mu nekk li nga xamante ni tàmm nañ ko temps yi yëpp di ko gis ci marché yi fii ci Ndakaaru yi fi law na ba Touba di mastawu ñi nga xamante ni ñoo ci ñàkk seen ay koppar donte amul ku ci ñàkk bakkanam loolu xibaar bu neex la waaye koppar yi tamit di xëy di fa daani doole ñu bari ñàkk ci seen koppar coow ci ab lakk doo xam ba tey lan moo ko waral ndaxte ba tey amuñu explication yu leer ci li waral waaye démb dégg nañ xalif bi yal na yàlla guddal fanam Serigne Mountakha Mbacké doon dalal ñi nga xamante ni aussi mooy gouverneur yeeg ñooñu ñi nga xamante ni ñoo ŋànk mbirum foofu ci Touba ñu ci doon yëy yàbbi mu leen di wax li yëf yi ndogalu suñu borom la dëgg la jàmm
ak dafa war a nangu dogal loolu lu am la waaye tamit yàlla bay sa tool waaw ñuy gën di góorgóorlu ci li nga xamante ni aussi mooy mbirum sécurité la yeeg waajal ci marché yeeg yenn bouche d'incendie yooyu tamit dañ koy fàtte parce que lii c'est des millions partis en fumée donc dafay laal sax li nga xamante ni moom mooy économie bu Touba et ça a un impact réel en fait. oui du yem Touba rek économie Sénégal gi yëpp lii koy yéeme na yàlla na fi yem leneen lii am na leneen lu ñuy partagé actuellement ci réseaux sociaux yi mairie mooy feebar bi nga xamante ni xamuñu lan la te ñu noté ko ci yenn dëkk yi nga xam dañu jege géej gis nañ ni ministre bi dem ci guddi gi demoon na fële ca Thiaroye-sur-Mer mu nekk image yi nga xamante ni dafa daw yaram jékki-jékki gis ay bouton ci sa yaram bi doo xam ñu ne yëf yi ci géej gi la jóge ñenn ñi ñoo ko wax tey gis naa ni journaux yu bari génn nañ ci waaw ay pêcheurs la yoo xamante ne ñu ngi dëkk ci diggante Dakar ak Mbour si côté Petite Côte bi donc dafa am benn dañu demoon géej daal di ñibbisi bi ñu ñibbisee nag ba léegi dafa am benn feebar bu bizarre boo xamante ne ni daf leen daal di tiital ñoom ndax feebar bi ni muy manifesté woo mooy que ne da ngay am ay picc ci sa gémmiñ ci sa awra ci say loxo ak un peu partout donc ñoom nag xamuñu en fait fu feebar bi jóge ak feebar bi lan la parce que ñoom lu ñu xam nee nañ daal am na benn bateau boo xamante ne ni kenn identifié wu ko moom moo daal di sotti ay produits toxiques fële ca côté côte Sénégal entre Dakar ak Mbour donc depuis boobu nag ñoom ba ñu demee nappi ji ba ñibbisi depuis boobu amatuñu jàmm ndaxte ay affaires yu bizarre ñooy daal di génn ci seen yaram mi mooy comme ni ngeen koy gisee ci image yi mooy bouton yeeg yooyu donc ñuy posé wu la question c'est quoi cette maladie mystérieuse voilà ministère de la pêche ak bu marine nationale ak autorités yi ñoom en charge des affaires maritimes interpellé nañ ci loolu donc ñu ngi daal di déglu parce que nee nañu c'est des dizaines de jeunes yoo xamante ne ñoom ñoo tëdd feebar ndax boobilee feebar bu daal di judd mu nekk xibaar yi nga xam ne gis nañ ni presse classique bi ak internet bi nouveau média yi ñoom ñëpp ñëwoon nañ ci tey surtout site d'information bu groupe Futur Média www.igfm.sn ñëw na ci ab gëstu bu yaatu di ab feebar boo xam ni kenn xamul fu mu jógee en tout cas dañu njort ni nappkat yi la dal ndaxte ci géej gi la jógee loolu la ñuy njort démb rek ñu ngi jot xibaar ne ministre de la santé doxantu woon na ba côté Thiaroye-sur-Mer pour bëgg a gën a xam fan la yëf yooyu jógee ak fu mu fas yéene jëm te loolu ñu ñaan yàlla mu yem fa rek yu ñu lijjanti ko gaaw créer ci solution ndaxte lii Covid rek doy na ak jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund ci période yi mooy mbirum immigration clandestine nga xamante ni chaque jour ñu jox leen suñuy message chaque jour ñu gën a ñaax ndaw ñi toog fi tekki fi slogan la boo xamante ni internet yooyu ko créé te yëf yi gis nañ ni mi ngi law waaw yëf yi mi ngi law plus on en parle plus le phénomène prend de l'ampleur donc ñun tamit suñu partition dinañ ko jouer maanaam suñu rôle moo di sensibiliser moo di indi leen ay témoignages yu nit yoo xamante ne ni ils sont partis de rien pour wan leen que ne toog fi tekki fi c'est possible am na sax ay yeneen vidéo yoo xamante ne ni c'est disponible dinañ leen ko indi donc à chaque fois ci émission bi boo yóbboo ngeen jàpp ko comme un rendez-vous dina am 1 à 2 minutes boo xamante ne dañ ko consacré à la cause de l'immigration. xam naa jigéen ñi ngay jiital ñi nga ñëwee toujours da ngay jiital jigéen ñi yàlla baax na waaye jigéen ak góor ñu fi nekk nag jàppal loolu ci société waaw yow boo fi taxawalee góor yi man ma taxaw fi jigéen ñi rek ok loolu baax na am na solo moo tax it am na yeneen vidéo yi nga xamante ni paa yi ñëpp ñuy seetaan waaw am na ay vidéo yi ñuy envoyé ci réseaux sociaux yi góor gi nag dafa def ci mbirum immigration clandestine bi gën a ñaax ndaw ñi mais surtout ku nekk moyen bi nga am di ko sensibiliser wax nañ leen week-end bi passé discours bu am solo bi Youssou Ndour def ci fii tey bi mu nekk loo xamante ni ñëpp ci xëy gën a ñaax ndaw ñi commentaires yi ndaw ñi ñëpp gën leen booster ñu gën a gëm ni yëf yi fii la war a mën a gën a baaxee lu am solo la leneen li mooy responsabilité bi nga xam ne dañ koy responsabilité partagée ñëpp bokk ci mais surtout pression sociale bi ñëw na ci asi discours bu am solo boobu waaye ñu déggal leen ci benn extrait vidéo boo xamante ni góor gi manière am moom tamit la gis ni war na mu gën a mën a sensibiliser ndaw ñi ngir ñu toog fi di ko laaj si gouvernement état waxal état waxal lugaloo nit ñaa ngi dem di faatu nit ñaa ngi dem di faatu ci géej gaa ngi rey sunu doom yi géej gaa ngi lor sunu doom yi yow Macky Sall maa ngi la koy laase di ko laase gouvernement état waxal état waxal kilifa yi diine yi nañu wax gouvernement bi wax
jaajëfal nañ la jot nañu vidéo bi moo tax ñu partagé ko ak internautes yi ak téléspectateurs yi wax nañ leen ko hashtag bi sunu net la vidéo bu ñu for la ci suñu compte Twitter bi gars yi taggee ñu ci ñun tamit ñu gis ni am na solo góor gi li mu wax état lay laaj wax na posé na question bi état bi mais surtout gën a ñaax ndaw yi. waaw gën a ñaax ndaw gi donc moom tamit rôle am la def parce que ñun on a demandé à ce que ku ci nekk nga xam yaa xam mag nga yaa xam ndaw nga yaa xam góor nga wala jigéen nga noo ko mën a defee rek avec le hashtag sunu net nga daal di ko def pour participer aussi à li nga xamante ne mooy sensibilisation boobu contre l'immigration clandestine wala l'immigration irrégulière si ndaw yooyu nga wax sax si lay daal di taxaw ndaxte indil naa leen benn ndaw boo xamante ne ni moom tamit joué na partition am ndax defal nañu benn vidéo boo xamante ne expliqué nañu moom fan la jóge ak fu mu nekk nii fan la nekk rien que pour répondre au slogan ne woon nga 700 ñi fi teg projet naan 700 laa démarré. waaw 12 000 700 10 000 10 000 20 13 000 000 soo koy wax ni en fait nit ñi duñ la mën a gëm. bëgg naa démarré ñetti dërëm naa ne ñetti dërëm laa démarré ko fierté la. waaw voilà donc. foo mu teg benn projet bu gën a ndaw ko 12 000 10 000. bu gën a ndaw quoi. juste après pour xool. Success story bi. waaw soo koy wax en fait c'est une fierté parce que da ngay xam ne yow fi nga jaar dafa metti pour egsi fi nga egsi donc toog fii tekki fii c'est possible avec Khadija la entrepreneur là hein. Donc ñu seetaan un petit peu son extrait. jaajëf. Madame Ndiaye Khadija di entrepreneur comme ni ma koy faral di waxee maa ngi door ak 13 500 dama bokk nag ci nit ñi nga xamante ne dañu gëm toog sa dëkk tekki fi ba tey yàlla def na ma yor sama entreprise bopp am nag jaar-jaar yu metti comme jàmbaar yu bari tey maa ngi sama dëkk créé naa sama entreprise maa ngi yor sama personnel toog sa dëkk tekki fi lu mën a nekk la ci kaw nga gëm sa bopp. toog fii tekki fii lu mën a nekk la Khadija mi exemple la te dinañ jëlaat yeneen exemple la def leen seen ay vidéo ngeen joxe seen explication mu gàtt rek ni ngeen def ba waxuñu sax mënuñu ko tuddee sax réussir ci seen business mais ni ngeen def ba nga xamante ne moo leen fi gën a téye gën leen encouragé ngeen gën a mën a toog fii di ko ñafe def leen vidéo ñun tamit ñu partagé que loolu am na solo. loolu am na solo Khadija di ko waxoon nañ jaajëfal leen ko depuis le début de la semaine que ne à chaque fois ci Facebook bi wala ci réseaux sociaux yi boo leen defee seen suñu hashtag sunu net avec votre vidéo wala votre message dinañ leen ko jàllale rien que pour participer à la sensibilisation. am na solo jaajëfal Khadija jaajëfal aussi ndaw ñëpp ku bëgg a wax ku bëggul wax mais jéem leen tamit ngeen wax ngir gën a mën a ñaax ci mbirum immigration clandestine mi te loolu am na solo te mairie liñ fi indi daal Khadija mi di ko jaajëfal ci courage bi mu am yombul xam na kii dañ naan da ngay cat surtout si jigéen. dañ naan yow te jigéen ak góor wax naa mais mairie mi elle est l'avocate des femmes ou pas. Ah oui je suis l'avocate des femmes. Ouais, mais c'est parce que jigéen. jigéen ak góor. yow xam nga condition jigéen. bien sûr. donc surtout si jigéen macha allah la voilà mais góor yi tamit macha allah. ah ngi noonu man bañu ma nga tudd jigéen ñi mais dañ ci boole mais surtout jigéen ak góor ñëpp. di jaajëf gars yi xam naa jigéen ñi ngi naan ma oh déggal kii damay tooñ rek am na leneen lu xew. te lu ñu ci war a mën a wax la lu xew ci actuellement li xew ci biir internet bi la ñuy wax. temps yi gars yi li ñu jël mooy ay groupe cas ay groupe affaire chaque jour wax nañ la ñun sax côté yu positif yi la ñuy gën di fësal mais nan la ñuy mën a wax ni lii lu indésirable la wala loo xamante ni lu yàq la Facebook teg ay moyens yoo xam ne war nañ ko mën a éliminer. waaw en fait on n'en parle pas assez mais c'est vrai que parfois dina am li ñuy tuddee groupe indésirable donc bu dee yow administrateur groupe bi yow yaa bëgg a supprimer groupe bi nga créé c'est très facile da ngay dem ci suppression de groupe nga daal di supprimer un à un tous les membres ba yow nga boo mujjee nga daal di supprimer sa boss maintenant nag bu dee benn groupe la boo xamante ne nii tu penses que ne ça ne répond pas aux normes de Facebook da ngay daal di signaler groupe bi donc plus il y a de signalement mieux c'est léegi yow boo daal di signaler groupe bi dafay am benn message boo xamante ne dañ koy yónnee Facebook donc Facebook balaa ñuy supprimer groupe boobu dañuy daal di xool groupe bi ndax groupe bi ça répond aux chartes par exemple xam na Facebook de règles de confidentialité de super, Facebook super xam na Facebook dafay lutter contre fake news oui dafay lutter contre loo xamante dafay yee fitna gis nga ci yenn dëkk yu bari yenn groupe yeeg yooyu yëpp dañ koy lorñe d'ailleurs actuellement nii fële ci États-Unis dañ leen convoqué mook
ki moom Twitter. ngir ñu ñëw joxe seen compte rendu ci mbirum élection présidentielle yi jóge fi. ñoom nan lañ doon gérer li nga xamante ni mooy ñoom en tant que ay chef d'entreprise. nekk ci ay mën nañu wax influenceurs yu mag gérer ay réseaux sociaux yu mag. nan lañ doon gérer te loolu ay comptes yu ñu war a mën a régler léegi nag côté ñun Afrique xam nga toujours dañuy fàtte. que ni parfois aussi te chaque jour ñun tamit suñu rôle la mbirum fake news la mbirum xibaar yi nga xam ne wérul yu jàll ci internet bi dañu leen di expliquer nan ngeen di def ba taqalikook loolu. lu war a mën a nekk la te politique gu Facebook actuellement mooy xeex mbirum fake news yeeg mbirum yenn affaires yi nga xam ne day yee fitna. waaw loolu moom mooy politique gu Facebook daal d'ailleurs sax dinañ si ñëwaat ak benn représentant wu Facebook Afrique bu nekk fii. Aïda Ndiaye ñu ngi koy woo Aïda ñu ngi koy woo mu ñëw leeral ñu ci loolu. mu daal di ñu si wax lu leer mais aussi Ndiaye man xam nga lépp looy gis il faut que aussi côté loi. aussi am si yoon parce que il faut aussi qu'on s'attache les conseils d'un avocat. bu nga xamante ne nii mi ngi ci code pénal bi xam lan la loi cybercriminalité wax ci à propos de ça parce que ñu bëri dañuy faral di wax il y a un vide juridique sur le volet numérique de la chose mais attention il y a un code boo xamante ne nii dañ ko bind pour tout ce qui est cybercriminalité te tout ce qui est Facebook Twitter fake news ça entre dans le lot donc loolu il y va de la responsabilité pénale des membres de l'admin c'est-à-dire tey bu ñu doon porter plainte wala bu ñu doon yóbbu affaire bi ci yoon adminu groupe yi la ñuy jàpp mais bu fekkee beneen problème dina am bu fekkee admin yi nekkuñu fi yow yëf yi dafa complexe de. waaw loolu yëpp moo tax fekkee admin yi nekkuñu ci mais si waa cybercriminalité am nañu possibilité tracer admin yi fan la ñu nekk. waaw loolu yëpp c'est ñoom seen toogu bopp la ko mais il faut comme j'ai l'habitude de dire il faut que benn avocat ñëw fii expliquer ñu wala defal ñu benn vidéo expliquer ñu en fait tout ce qui lépp lu ëmb affaire boobu ndax dafay baax aussi booy dugg ci affaire de groupe wala booy dugg ci affaire voilà de Facebook nga xam yow fan la sa liberté commencé ak fan la sa liberté arrêté. am na solo Merry chaque jour nga indi lu am solo lii nag gënati na am solo surtout ci jamono ji ñu nekk nii leneen li ñu ci mën a wax rek mooy affaire yi mën a retourner toujours contre vous chaque jour ñu ñëwoon ci ak ka bëggoon nekk Miss ca France. dem ba gars yi xoolaat. pédigré irréputation irréputation lépp li ngeen di bind ci réseaux sociaux yi na ngeen ko xam bu baax ndaxte mën na retourner toujours contre vous. du conseil lu am la rek. mën nga dem bay wuti liggéey tamit nit ñi di seet tax léegi gars yi dañuy xool bu baax ci irréputation yi ñëwoon nañ ci ak expliquer leen lan mooy irréputation. dañuy xoolaat bu baax même benn message lool bu simple mën na retourner contre yow. on sait jamais gis nañ fi ay exemples yoo xamante ne ñi ngi ci àddina donc dañuy xool bu baax fi mu ne ni jamono dafa doy waar yëf yi dafa gaawaay boo xam ne daf ñu mujj ëpp doole li waaj a waxoon rek lépp looy wax sur Twitter fexeel ba bu ñu la tegee caméra na nga ko mën a wax en direct. waaw moo tax xam nga nit ñi dañu doon wax avant de parler il faut tourner la langue cette fois. mais là c'est avant d'écrire ou de tweeter ou de poster une publication il faut tourner le pouce cette fois. jaajëf am na solo li nga wax noonu ci jamono ji damay xool commentaire yi li ñu doon posé question sànq. borom kalpe yi ku nekk nee na ci jamono ji damay jël mais am na ku ci ne damay dem joxe oustaz vraiment yooyu message yooyu laa ci ëpp. gaa yi laa ci ëpp lu ma lii gaa yi nag kaay ma wax la li ñuy bind ak li ñuy def bokkul de sama waa ji kii de nee na da koy téye ba diir bi jot waaw mu jël ko yóbbu ko jox ko waaw saas bi mu téye ko xaar ko vraiment am na solo am na ku ne ne moom nëbbul dara moom dafa honnête dafa ne carrément lii dama koy filaale bu baax ci jamono ji wax na gis nañ commentaire yi yëpp muy Facebook di Twitter di Instagram surtout Facebook actuellement en live bi page officielle bu télévision Futurs Médias ñi ngi gis seen commentaires yi ñoom Aïda Dieng gis na Mariam Bëlëb Ndaw am na Abdallah Ndiaye Aram Sène di ko jaajëfal bari na ci kay commentaire yaa ngi nii gis nañ commentaire di wane ni émission bi c'est interactive li ngeen di commenter ñun tamit dañ koy commenter di ko partager moo tax parfois ci le meilleur pour la fin ni ñu ko baaxoo di defee toujours ci li nga xamante ne mooy rubrique kii kan la lii lan la chaque jour ñu fësal leen kenn marque mi nag dañu ko bàyyi ba suba. waaw marque moom sànq ñu ngi doon wax ci moom sax. waaw ñu ngi doon wax ci moom non marque moom nañ bàyyi ba suba rek. nañ bàyyi ba suba dafa daanu quoi. waaw léegi Facebook sax dafa commencé daanu dafa xasal. suba nañu leen woon li tax ñu won leen photo marque boobu dafa am lu ko dab ci diggante bi. waaw ci Facebook fi mu tolloon di wax ni yëf yi ni mu gaawee. ndogal fi mu tolloon nekk foo xamante ni ca kaw la mais léegi dañu seet dafa wàccaat léegi am na ñeneen ñu ñëw taxaw ci kanam. am na beneen kiiwu pharmaceutique bi. Amazon. mi ngi commencé di def pharmacie. waaw mi ngi commencé di def li nga xamante ne mooy Amazon pharmacie donc loolu tamit boo moytu dinañ si mais Amazon fan la jëm ak ñun. ah yow Amazon il est en train de se positionner comme étant le number one
voilà Amazon Pharmacie la ñuy daal di lancer xam nga pour vendre des médicaments sur ordonnance avec un rabais pour les abonnés jusqu'à 80% xam nga ñii instant dañu bëgg a daaneel pharmacie yi. mais lii beneen affaire la mais monde bi ni muy changé est-ce que yéen a ngi koy gis. tu sais que Amazon s'est installé ici au Sénégal. waaw. voilà donc am na ñu bëri ñoo xamante ne nii presque dematuñu sax di jënd ji dañuy commander directement foofu. donc comme il s'est dit xam nga l'Afrique actuellement. c'est comment dire moom mooy le futur. parce que ñoom ñëpp def nañ li ñuy def li yëpp fële. donc léegi ñun ñooy consommateurs yi parce que xam nañ ne ñun ay consommateurs lañu day yéex a egsi fii donc ñoom ñëpp ñu ngi tourné wu petit à petit vers nous. c'est tellement important li nga wax noonu. jaajëfal nañ leen bii passé nag waxul choisiroon nañ kenn mu dem ci Jili. suñu sponsor officiel bi nekk rond-point cité Kër Góor gi kii kan la lii lan la ñu waxoon ni je pense je me rappelle plus question bi ñu posé woon sax ñu tànn ko mooy kii Dior. Fatima voilà mi ngi nii. le gars je l'ai eu hier. waaw Thiawri la. Thiawri Ba waaw Thiawri moom dafay participer bu baax ci émission bi sax. waaw et puis réponse yu normal da koy détaillé bu baax. ci compte Twitter bi day dem Facebook day fi ñuy koj fu ne. moo tax sax ma gis message yi te donte ñi ngi gis message yëpp nag. mais moo tax mu dem jël na lawam fële ca rond point cité Kër Góor gi di suñu sponsor officiel moom Jili CSB nekk rond point cité Kër Góor gi lépp loo leen soxla comme matériel électroménager téléphone portable yeeg lépp. mi ngi koy jaayee foofu ca rond point cité Kër Góor gi am na yeneen boutique yu nekk Gueule Tapée am na yeneen boutique yu nekk Parcelles Assainies moom Jili sponsor officiel bi di ko jaajëfal. waaw di ko jaajëfal di wax rek ne que boo leen fa demee di ngeen fa am ay téléphone Samsung avec une garantie de 24 mois. wala ay split wala ay appareil électroménager. yu baax yu mucc ayib bon boo leen fa demee en plus cher wu dara di ngeen fa dem daal di am appareil bu baax. jaajëf Jili jaajëf gars yi nga xamante ni tànn nañ leen ñu dem. photo wu partagé ñun tamit ñu photo wu ñun tamit ñu partagé photo yi. loolu neex na de ñun moom partagé des na tuuti dañuy photo ñun tamit dañu dem ci Jili. man xam nga ne mosuma dem ci Jili. non Jili sax ñun ñoo fa war a dem. waa kër gi ñoo fa yow boo fa demee. waa kër gi fii. am na grand yaa ngi fii ci ginnaaw. waaw Jili nañ leen envoyé naa la envoyé benn loowu gars yi fii. waaw ñuy jàpp ci émission bi. ñoom nee nañ il faut ñu ñëw. il faut ñu jàppale Tafa. Tafa foog mu ñëw grand am Babacar. bari na réalisateur bi. Mairie. du ma wax dara jox ñu résultat bi gars yi di xaar tey mais mairie ki nga indi démb kan la ñëpp a ngi commenté. kii nag moom mooy Cheikh Tidiane Diop bu Daaray Kocc. waaw mais kii nag seen gars yi xale yi war nañ ko mën a xam. non xam naa ne xale yi xamuñu ko mais c'était fait exprès pour que ñu mën ko jàpp parce que kii la ñuy woowee le Cheikh Anta Diop en fait. moo tax ñu bari wax nañ ko. voilà c'est moom Cheikh Tidiane Diop moom kii moom mooy créé ba leen déggee li nga xamante ne moom moo di Daaray Kocc. donc kii moom moo ko daal di créer kii moo formé ñi nga xamante ne ñoom tonton Baye Pël ak xam nga tandem bi ak ñu bëri ñu nga xamante ne aujourd'hui ñoom ñooy def théâtre xam nga Ibra italien. seetaan nga Ibra italien. kii moom moo daal di def li nga xamante ne moo di Ibra italien donc am na ay œuvres audiovisuelles ak rajo yoo xamante ne yu bëri def na ko Mirage Takko bi du fi am. Serigne Guédiawaye Linguère yàkkal une sénégalaise à Paris. voilà li ci portable bi waaw ma marqué woon. waaw Linguère VDN voilà Linguère VDN ñeeño diplômé clando yàlla baax na Serigne Guédiawaye wax naa ko donc. waxatal turam. Cheikh Tidiane Diop. voilà mooy maamu youtubeur bi waaw moom mooy maamu Jaw Ketchup voilà moom mooy maamu Jaw Ketchup donc moom nag comédien la ci deret bi la ne voilà comédien artiste la woon comédien scénariste plutôt ak réalisateur comme ni ma ko waxee moom moo daal di créer li nga xamante ne mu la troupe théâtrale Daaray Kocc donc moom nag il est décédé en 2002 donc ñu koy ñaanal yàlla xare ko àjjana bu baax a baax dafa jafe woon gis naa ni jafe woon na question bi nag gars yi bari trouvé wuñ ko donte nag am na vraiment ñu détaillé bu baax comme ni mairie def nii am na solo di wane ni nii la parfois ñu indi lu saf gars yi duñ ko xam dinañ indiwaat ñeneen ñi en fait sama génération yaay yi ñoo ko xam moo tax ay trouvé ko moo tax sama yaay démb dëgg direct dina dem ci Jili waaw di ko jaajëfal moom maman ñi seetaan suñu yaay yëpp di ñu seetaan ci bu waxtu bi jotee heure bu baax bi à partir de 13h30 man ak mairie ñëw ci li xew ci biir internet bi wax nañ ko transversal génération yëpp ñuy seetaan xale yi ndaw ñi ba ci ñoom Mbappé ñoom Ansu Fati ñoom Moussa Dembélé mën a comprendre loolu expression xale yi la dafa am xale yi boy yi quoi génération yi suñu rak yi dafa am ay expression yi ñuy génne ñoom Mbappé lañ lay wax Ansu Fati ak Ousmane Dembélé boobu foog nga mise à jour comprendre non loolu nag
après suba naa leen ko expliquer booy comprendre nañ sax boo demee ñu ngi may message nii. dañoo am groupe ma ko boobu. boo xamante ne bu ñu la nee kii Mbappé la. Mbappé la. comme yow groupe bu xale yi nga yor man groupe paa yi laa yor. man maa ngi ci ñëpp. ndax fa laay nekk di déglu paa yi maa ngi ci mag ñi maa ngi fépp. ci kanam ñu ñëw wan ñu kii kàlla bu bees bi. acca Fatima di ko jaajëfal kii day moom miir yomb na wala yombul. kii day yemamaay na bu ñu jógee ci lu metti ñu wàcc ci lu yemamaay rek. kii maa ngi xaar ba kenn bañ ko trouvé ah maa ngi xaar ba. lii moom normalement gars yi ñëpp war nañu yëngatu lii moom war ngeen kaa mën a xam ah. maa ngi xaar ba kenn bañ ko trouvé acca kii suba ñu ñëw ci indi du ñu choisir kenn mu dem ci jiil kii ñu waroon choisir mu dem ci jiil a ngi nii mooy Cheikh Tidiane Diop bi. Cheikh Tidiane Diop waaw. jaajëf Fatima jaajëfal nañ la kii kan la lii lan la mooy rubrique bi nga xamante ni ñu ci bari dañ ciy bàyyi xel dañuy dem ba suñu chaîne YouTube di ci commenter ngir bëgg a dem ci jiili sponsor officiel bi di woo yeneen sponsors yi am ngeen possibilité ñëw même am na keroog benn nouvelle bachelière bu ma jox benn exemple ne ma ñoom dañuy am difficulté pour dugg ci seen site. ok loolu dinañ ci ñëw. d'accord ñun dinañ ci essayer suñu bopp. xool ba xam na fan la bëgg bi ne. ñu expliquer ko ndaw ñi nga xam ñu nga am bac pour ñu orienter leen. ci yenn université parce que ñoom tamit dañuy suivre lu bare bare te loolu am na solo. dinañ ci ñëw développer loolu dinañ ci léegi la ci sama xel n'hésitez pas comme ni nga ko waxee moom comme ni ko bachelière bi defee boo leen amee ay interrogation wala ay affaires yoo xamante ne da ngeen ko bëgg te xamoo leen peut-être ni ñu koy defee mën ngeen ñu ko yónnee moo xam ci compte Mamadou Ndiaye wala sama boss wala aussi bu TFM avec le hashtag sunu net en tout cas foo leen ko mënti posté ñun dinañ ko jot su ko defee ñu daal di si def ay gëstu pour yéen. jaajëf Mary kontaan nañu sa nappi bi rafet na li ma la doon wax xale yi ay message nañ ma waa groupe Mbappé beeg. kii bi message nañ ma di wane ni dégg nañ la. Mbappé am na Ansu Fati kon je vous salue le groupe Mbappé Ansu Fati ak Ousmane Dembélé. ak Ousmane Dembélé. am na ñeneen maa leen di nuyu yéen am na ñoo lii lan la. lii la ñuy laajte nag. Mary yow xam nga li. xam naa ko kay. tey moom damaa fier si wax ko. waaw xam naa ko de. ay lii nag nañu gars yi wax li ñu doon wax leen ñu lii lan la wax leen ñu lii lan la sunu heure bi jeex na nag wax leen ñu lii lan la ñu continuer émission bi ci réseaux sociaux yi hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram chaîne YouTube bi aussi def leen seen commentaire ngeen gis ko di leen ko jaajëfal di leen jox tàggul gars yi ngeen jox leen dig daje ba suba mu nekk dernier numéro semaine bi. waaw dernier numéro semaine bi mu nar a nekk numéro bu neex incha allah fekk leen ko ndax dinañ leen indil encore une fois ay affaires yoo xamante ne ni ça vous sera utile dans la vie de tous les jours donc avec votre téléphone ak surtout en rapport avec internet bi. D'ici là restez bien sage te bu leen fàtte ne que lu xew ci biir internet bi c'est la seule émission qui commence avant qui se déroule pendant et qui se termine après. Voilà. Donc ba suba incha allah. kon ba suba ñu continuer affaire bi gars yi bàyyi leen nag wareef beneen heure bu baax bi beneen équipe baa ngi ci ginnaaw di waajal wareef di def ay thèmes yu am solo yoo xam dina leen soxal surtout ci moment bi nga xam ne yéen a ngi seen kër di heure pause toog di seetaan télévision Futurs Médias nii lañ fi nekkee di leen dégtal lu am solo loo xam ne toujours da ngeen ciy jariñu. waaye Baye Souleye. waaw suñu seet. fan nga jëm nii. waaw man de sama gars yi laay dem dañuy parrainage pour dem bëgg ba dañuy mbëkki tay. Souleye tey nga toog Sénégal nga liggéey. Sénégal suñu seet neexu la liggéey da ngay ut liggéey ñu lay liggéey doo am liggéey ñu liggéey la nga dee ñu sot sa bàmmeel liggéey doo toogee ñu ne mu ngi fi nga génn ñu ne dem na fuñ jëm. mais boo jaaree ci ndox mi nag. waaye Baye Souleye.